jàngeen jëf ci ànd beeg ñun ci seen télévision DTV 19h jot na xabaaru marax yi la ca gën a fees bokk na ca ni ñàkkum ndox delluwaat na feeñ ci ndakaaru lu ni mel tax na tumuraankeeg askan wi nekkin gu tar ndax ñàkk ndox mu sell moomu leen SDE moom daal dinay becc bataaxal ma ngay wax naan léegi lépp aw ci yoon daañu si ñëw ci biir xabaar nam gën a yaatoo dana ca bokk lu jëm ci njëgu biyewu aju Makka 2019 du am benn yokkuteem bangaas bi ñu dénk aj gi ñoo ko xamle waaye ñu ngi ñaawlu ni bari na ay agence yoo xamante ne bii nan doxal dëppul ak yoon daañu jël bépp matukaay ba aj gi aw ci yoon daañu si ñëw ci biir xabaar yi tam lu jëm ci wàllum tàggat yaram kaan handball soxal jigéen ñi sunu gaynde jigéen ñi day daan nanu gaynde yu Cameroun yi match ubbi tey gi la woon ñi ngi xaar nag seen jàkkaarloo ak waa Maroc daañu ci ñëw président fédération bi rafet loolu ndam gu ni mel dana ca bokk itam lu jëm ci wàllum njënd ak njaayum objet d'art fe nga xam mooy ca Somone ña fay jaay ña ngay gis xëy na ay client waaye bareegul nee ñu daal xëy na jamonoy fête yi rawat ñu jëm ci rek Noël yi mën naa am mbir yi commencé ak dox daan ci ànd reportage Ndeye Arama Touré niskis faram fàcce gi mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah gërëm leen ci ànd beeg ñun ci seen télévision DTV ba fi bàyyi xel xabaaru marax gi dañuy tàmbali xibaar yi jëm ci lu soxal mbirum ñàkkum ndox gu tar gi nemmeeku ci capitalu Ndakaaru Njoxor Njaay ndox mi daggati na fi mu toll nii digg Ndakaaru ak banlieue bi ñi fay yeewoo seen xol jeex na lool dañu daal lii moom jot na ñu xool ci pexe ba capital bi ndox mi man fi am reportage soxna Ndumbe Ba. ndox nekk na li nga xam ni mënul ñàkk ci dundum nit ñi dimanche bi nag dina xaw a jafe ci Ndakaaru ak li ko wër mu nekk situation bi nga xam ni jaaxal na loolu kii di jaaykatu ndox mi. ma ko moom maa ngi koy soog a yëg tey dee day metti ci nun ñëpp ndax man samay dëkkandoo laa fa yor ak yëpp bu mettee nun ñëpp ay yore suñu paan dem ba Tivaouane Peulh fu nekk di wuti ndox. ñu ñëwee rek lu ñu root mani leen ñu garder ko parce que ndox du am. dama leen di teel a wax bu ñu ñëwee ci guddi gi la ñuy gën a ñëw nag pour root ngoon gi ci suba gi root nañ ba pare waaye guddi gi la ñuy gën a root xanaa bu ñu ñëwee ma ni leen ñu root daal bala may ñibbi ndax ndox du am. sunu sukkandikoo ci fóotkat bi ñàkkum ndox mi dina nekk jafe-jafe ci liggéeyukaayam. ñu toog rek jàpp ci yàlla waaw boo ndox am dinañ sonal kay parce que su ndox amul duñu fóot man mii sax jël naa yére jaamu ba teg fee pour suba. maçon bi nag dellu siwaat di nakarlu ñàkkum ndox mi ak difficulté yu muy àndal. ñàkkum ndox mi day xaw a métti quoi mais xam nga suñu liggéey ak ndox ñooy ànd quoi ndax tamit vraiment bu bu coupé moom mais normal ko gars yi duñ mën liggéey quoi ndax vraiment day métti suñu trop quoi moo tax léegi suñu soxla day métti quoi di obligé autorité am di rooti xam nga nekk si leen quoi day métti trop ñàkkum ndox moom baaxul si dëkk bi quoi vraiment duñu arrangé daal. ñàkkum ndox mi nag li ko waral mooy liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy amal fële ci usine buy defar ndox mu sell bi ci kër Momar Sarr ñenn nag ci dëkkuwaay yi nekk ci Dakar daanu ñàkk ndox ci dimanche bile ñii di yeewoo ci Ndakaaru nag kontaanunu benn yoon ci ñàkkum ndox mi ndax dina yàq yenn ci seen liggéey. jaajëf soxna Ndumbe Ba di fàttali ni SDE daal dina becc ab communiqué ñu ngi xamle naan ndox mi ay liggéey moo ko waral ca kër Momar Sarr ni ko Ndumbe Ba waxee ci reportage bi waaye ndox mi dina tàmbaliwaat ñëw guddik altine maanaam guddik tey ji jëm ëllëg altine incha allah dañu toppaat mbir mi ca na mu gën a yaatoo xibaar yi wéy ci wàllum politique fi ñu toll nii tembem ñi investir seen ay candidat mi ngi tàmbalee bari da nga ni démb président Macky Sall wane na boppam ca ngoon sa njiitu gëm sa bopp daal di koy feelu Bougane Gueye Dany moom it ma nga woon ca fe nga xam ne stade Amadou Barry ca Guédiawaye ku ci ne ci ñaari wàll yi mbooloo ma nga fa woon Abdoulaye Wadianga ñëwaat na ci wàllu gu mel laaj naka la ko askan wi gis reportage. ngir rek mën a tabb ki nga xam ne moom moo war a yóbbu mouvement gëm sa bopp ca élection présidentielle yi ñu dëgmal loolu nag ñi nga xam ne ñoom ñoo faree ci boobule mouvement dañoo daal di rek tabb kii di Bougane Gueye Dany ngir mu jiite seen boobule liste ci yile jongante
ci loolu nag ki nga xam ne moom mooy Bougane Gueye Dany daal di yëkkati ay kàddu jëmaliku ci nguurum Macky Sall moom daal jàpp na ni nguurum Macky Sall bile deful benn jéego bu am solo ngir rek mën a saafara jafe-jafe askan bi moo waral sax ba ñoom ñilee ñu ngi wax ne dinañu fexe ba jëlee leen fii ci biir réew mi ci loolu nag ñi nga xam ne ñoom ñooy responsable yi nekk ca Gëm Sa Bopp jóge ca 14 régions bu Sénégal daa di wax ne Bougane Gueye Dany mooy candidat bi war a soppi doxalin fii ci biir Sénégal ci loolu nag ñoom dañoo daa di xamle ni am na ci lu toll 8000 parrains yoo xam ne collecté nañ ko ngir seen boobule candidat liggéey boobule tax ba Bougane di wax ne moom dina maintenir lii di candidature am ci élection présidentielle yi ñu dëgmal ñu jàpp ni stade Amadou Barry nga xam ne fa lañ doon amal ndaje mile amoon na ay nit ñu bëri ay militants ak ay sympathisants yu ko teewe woon ba ñuy jàpp ni rek Bougane Gueye Dany ak ñi mu àndal dañoo daal di gagné lii di pari de la mobilisation. jàpp nañu ne dañu war a taxaw pour changer réew mi parce que politiciens yi yàq nañu Sénégal. jaajëf mu doon reportage bopp Abdoulaye Wadianga xibaar yi wéy ci beneen mbir député yi pencum ndaw réew mi ñu ngi wéy di voté budget waaye démb daanaka gàcca le ministère bi ñu dénk mbay mi Abdoulaye Seck am ak ña mu àndal ndax ñoom dem nan en tant que ministre ñu convoqué leen ci pencum ndaw réew ma ngir notal leen seen budget waaye ban demee daanaka daal lan fa fekk ci ay député lu néew lu ko indi mooy ñu bari ci waa Benno Bokk Yaakaar ñoo fa ëpp dañoo demoon ca fekk nga xam mooy jam ñaajo doon fekk ji congrès seen parti wala seen coalition di Benno Bokk Yaakaar ñaaw lëgim ñu bari ñoo ko def Santal Badji def na ci reportage ñu teewlu ko. amul benn député moo dalal ki di jëwriñ bu ñu dénk wàllu mbay mi di Pape Abdoulaye Seck ñëwoon rek ngir wote lii di budget wu ministère am li ko waral nag ñii di majorité ba dañoo dem wuy ji seen kilifa ca congrès d'investiture ba muy amal ca Diamniadio bile sénégalais jàpp ni yéen yi ab kokkali la. ñoom instant bi dara sof leen lu dul nu ñuy amee deuxième mandat soxna si. assemblée ñoom ñooy assemblée ñoom ñi dem defi folklore ñoom ñooy assemblée askan wi ñoruñu leen. dëkk bi di métti ci bépp boor yile sénégalais jàpp ni seen yitte ci boppam moo soxalul ñi di homme politique yi. à l'heure actuelle nii foo dem mi ngi métti réew mi si boppam dara doxul fi mu nekk ni ñoom dañuy folklore. jeunes yaa ngi nii di chômer liggéey ñu xëyuñu gontuñu ku ci nekk rek yaa ngi xëcc di jëmale ci sa kanam duñu xalaat population bi ak lu population bi di dundee ku ci nekk daal sa intérêt rek ngay xëcc ba pare bu ñu faloo mooy loolu fàtte ndax seen lépp luñ doon wax bàyyeetuñu xel ci askan wi. ñu am gàcce waaye itam takku ba dëgër ni dinañu xool ki gën tabb ko ci bopp réew mi ci élection yi ñu jëm. du woon lii nag man dama ni ma yaakaaroon daal du nii. yaakaaroon naa ci ñoom beneen changement boo xam ne du nii daal. am naa dama part personnellement dama am déception bu métti léegi macha allah sénégalais léegi kenn nelawatul kenn doful yeewu nañ. de bu soobee yàlla incha allah ba élection prochainement yi ku ci nekk daal di nga xam fan nga féetee ndax nit ñi moom seen carte rek la ñor. investiture yu bari te tegaloo yu ñu nemmiku jamono yi doon na lu métti lool ñenn ci sénégalais yi ñuy xam ne rek ni yile politiciens bàyyiwuñu xel benn yoon askan wi waaye nag ñoom yeewu nañu te dinañu xool ci gën ci réew mi ngir votel ko ci présidentielle du 2019. jaajëf Chantal Badji ñu wax ci mbirum UCAD daara ju kaw jundu Cheikh Anta Diop fii ci Ndakaaru daara jooju daanaka ni kon mi ngi doon màggal téeméeri at ban ko taxawalee ak léegi moo taxit ña fa jaar moo xam professeur moo xam étudiant def na am waxtaan ci seen biir daje waxtaan fàttali konte waaye itam càmbar li nga xam mooy daara ji lan moo ko topp ci ay jafe-jafeem bu dee wàllum koom-koom fu ñu ko mën a amee nu si daal faje feer bi nga xam moo ko jàpp ndaje man ci wate woon Mouhamed Diallo fekk yoon na ko reportage. woon lool neex a doxantu ak peex mi di jóge ci géej gi ci corniche ouest bu Ndakaaru muy waxtu bu neex a tàggat yaram lool mu waral sax ñu amal ci dox bi ngir jëmmal téeméeru atu barabu tàggatukaay ci wérgu yaram ci daara ju kawe ji Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru. Alors en ce qui concerne les études médicales, je pense pour ma part que nous qui avons eu l'opportunité d'étudier ici en Afrique et en njàng mu jëm ci wàllum fajin gis naa ne jërul jéggaani ndax ñu nit donte ñun am nañu chance wër Afrique
ak yeneen réew waaye wax dëgg yàlla ay la yëwan fii Sénégal acca ngalaama kon maa ngi ñaax ndaw yi nga xam ne ñi ngi soog a door ñu rek sukkandiku ci bànqaas bi koy jàngale fii ci xebu Sénégal. On ne peut pas l'avoir à l'étranger. Et donc j'encourage vraiment les jeunes à se rendre à l'évidence que la formation initiale, il faut la faire chez nous. muy taarix bu am solo lool faculté de médecine moom moo jiitu sax daara ju kawe ji ndaxte moom ni nga ko samp ci atum 1957 waaye seetlu bi mooy daara ju kawe ji mu ngi jàkkoonteel ay jafe-jafe. étudiants yi bari jumtukaay yi doyul professeurs yi itam xaw na manqué war nañoo formé wu war nañoo am bourse bu ñu génnee war nañu mën a am liggéey dalukaay yeeg dundukaay beeg lépp la ñu war a yokk daal. am jafe-jafe am na waaye pexe ñàkkut loola waral sax ñi nekkoon ndongo ci daara ju kawe ji nu duppee Cheikh Anta Diop ñoom bëgg neen sóob seeni yoxo bu baax a baax ci mbir mi ngir indi si ay ngëneel. dañoo war a nag toppatoo lii nga xam nag moo di bànqaas bi nit ñi toppatoo suñuy kër amoon na délégation bu demoon fële ca Mali président IBK jëbbal leen ay koppar yu duun kon fii ci Sénégal it war nañoo góorgóorlu ba gunge bu baax bànqaas bi jàngale loolu ngir mu gën a mën a def liggéeyam. pour monter son adhérence à la maison. muy barabu xam-xam bu ñuy wone xarañteef bu baax faculté de médecine yàgg sagal lool université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru muy lu am solo tey tamit soxal na bu baax doxkat yi ngir ñu sàmm ko ñu jaarale ko ci seen programme bi ñu tuddee homecoming maanaam ndongo yi université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru tàggat ñu dellu siwaat fa delloo ko njukkal ci taxawaay ak i jëf yu am solo. Mouhamadou Diallo bu fekkente ni anciens yi màggal nañu téeméeri atu fac médecine ca UCAD teewul ña ngay bàkk ak a sargal daara ju kawe ji la mu am ci ay résultats donte jafe-jafe yi bari na teewul ba tey la fa nekkoon ci mbóotum xam-xam ak jàng ba léegi ma nga fàndi kenn ci professeur yi kàddoom jib na professeur Mbaye Thiam lay wuyoo dénk na kàddu suñu reporter. li ñu ci mën a lancé moo di université Cheikh Anta Diop fa mu nekkoon. dañ koy taxawal 1957 fa la tollu tey amul benn université francophone africaine boo xam ne am nga lu ëpp li université Cheikh Anta Diop bi am Sénégal nag dafa fekk ne nit ñi dañuy wóolu lu ñu gisut di xeeb li ñu gis mais fii mënees na fee jànge ni ñu fiy jànge nag moo di xale yi bëgg a jàng ñooy d'abord wóolu seen bopp li ñuy wax wóoluwaale seen université wóolu seen réew seen parents yi wóolu seen bopp ñoom it wóolu université bi wóolu seen réew bu boobaa nag gouvernement bi aussi war a taxaw ci jox nit ñi ay moyens yoo xam ne dina mën a tax xale bi bëgg a dem Canada bëgg a dem Europe bëgg a dem Amérique mu toog fii ñu jox jàngal ko njàng moo xam ne bu demoon feneen it la mu fay jëlee du ëpp li mu fekk fii. wax ci leneen mu soxal aj Makka jëm 2019 ñu ngi koy wax jamono ji tembem bànqaas bi dénk aj gi nekkoon doon def waxtaan bilan aj gi nu génn waaye itam waajal aj bi nu dëgmal la ñuy wax déwén incha allah mooy kem kàttan daañu ko def ba aj gi gën a woyof ci ujaaj yi waaye tamit seen xol jeex na lool ci seen li nga xam ay agence yooyu dëppowoon ak yoon nañu sax dem ca kanamu yoon mënu caa ñàkkam waaye itam ëllëg bépp matukaay dañu ko jël ndaje mën ci wate woon ki jiite délégation bi kàddoom jib na El Hadji Abdoul Aziz Kassé dénk na kàddu suñu reporter. su fekkee mënta wàññeeku fexe yi tamit ba séjour bi Saoudia mu yam foofu mu yamoon daaw mais nag beneen bi nga xamante ni dañ koy diir jëm moo di xam ngeen ni organisation voyage privé yi ils sont au nombre de 285. L'année d'avant on avait regroupé à 50. Cette année nous allons regrouper à 30 grands groupements rationalisés mutualisés parce que su ngeen àndee dafay wàññi charge yi. ren amul kenn koo xamante ni joxe nga ñu bala fi du ci délégation du ci voyage privé lu ko waral loolu mooy su fekkente ni tamit dañuy xool transport aérien bi ay avion yu juróom-benni at la ñu fi indi avion yuy def ñeenti téeméeri nit avion yoo xam ne c'est des avions de dernière génération. waaw ci nekkin wi même ci Makka ak Madina dañoo wàññi toogaay bi foofu donc ñu fexe ba nit ki bu paree aj rek daal di ñibbisi ren yàlla defal nañu am na ñoo xam ne 13 jours la ñu def 14 jours la ñu def ci aj am
am ñoo xam ne 17 jours. bind ministère du aj daal di koy tawat li nga xamante ni dox na suñu diggante ak ñooñu ñu signé loon contrat ba bërki Dembo Ndiaye gisuñu réponse dañu bindaat beneen tawat jaarale ko par le ministère des affaires étrangères pour mu jaaree par la voie diplomatique yegg ba ministère du pèlerinage. waaye wax dëgg suñu borom du fotu voyagiste privé yi du suñu faute parce que li ñu waroon def ñoom def nañ ko wër nañu gis nañu ñu wóolu signante ñoom contrat waa ji nee na dinaa indiwul wax dëgg yàlla metti na ci pèlerin yi mais c'est pas de leur faute. xibaar yi wuy ci benn mbir ginnaaw aj gi ña nga ca diwaanu Ngaraaf ca Médina ñoom soxna yi ci seen biir nusma def ba seen aw nekkin ci wàllum koom-koom gën a ñoŋ ñi moom seen bopp dañ ci wote ndaje mu yaatu ci teewaayu doomu gox ba di waa Médina bokk na ca fexe ba jëfandikoo li ñuy liggéey ci biir réew mi moo xam lu ñu fiy baye mbaa lu mën a defaree ci biir réew mi itam ngir dolli fi koom-koom ndaje moomee kii di Cheikh Ahmed Tidiane Ba rafetlu ko lool moom moo ŋànk impôt ak domaine dénk na kàddu Mansour Sow. cawarte ak mbégte ndax li ko lal ñetti mbir la bu njëkk bi mooy xam ngeen ni dans le PSE le président Macky Sall demande qu'on valorise les produits locaux je pense que loolu mooy mbébétu waa les femmes de Ngaraf donc bu fekkee ne def nañ ko président Macky Sall dina kontaan ñun dinañ kontaan te loolu mooy suñu mbébét ñun ñëpp si beneen fànn bi mooy nit balaa mu naan naam nekk fa loolu dañuy wax dëgg élève baa ngi nii bu fekkee ne biiram feesul bu demee du am résultat yu baax maçon bi bu bàyyiwul dara kër ga bàyyiwul ceeb bàyyiwul dugub kër ga defe naa ni kër bi ñi mu bëgg a tabax yépp benn du si taxaw donc autosuffisance alimentaire dañ koy ñaan di ko mbébét ci dëkk bi donc ñoom li ñuy liggéey si loolu la jublu ñetteel bi mooy wax dëgg c'est des activités génératrices de revenus donc ça crée des emplois mooy wax ni Médina loolu dañ ko laaj parce que le sous-emploi est élevé ici xale yu bëri ñu ngi si chômage surtout xale yu jigéen ñi donc bu ñu gisee ñoo xam ni ñu ngi liggéey di jël xale yi di leen tàggat si loo xam ni daf leen di jural ay salaire je pense que loolu duñu def lu dul kontaan si loolu moo tax ñoo fi tey Proxim di leen accompagner may wax ni Proxim nag association boo xam ne bi ngi def ay jéego yu wér vi biir Médina financement yi ñu ngi siy taxaw xam ngeen ni on fait la recherche de moyens depuis le gala def nañ ci gala bu mag boo xam ni permettre nañ ñu collecter ay ressources yu takku donc ci loolu la ñuy sukkandiku di dimbali nit ñi di dimbali jigéen ñi di dimbali xale yi. lu jëm ci njaayum objet d'art yi fee nga xamoon ca Somone ña fa nekk di ko fa liggéey dafa daan seen doole nee ñu naam ña ngay koccal waaye doxagul balay dox daal ñaare feet dafa am lu mel ni ki leen dëgmal muy Noël loolu ñu fay liggéey ñoo ko xamle Ndeye Aram Touré seeti woon na leen reportage. dañoo defaraat lépp luy jumtukaay ngir dem beeg dikk bi ay car rapide ay camion ay saxaar ak yeneen li gën a am solo ci liggéey gi moo di lépp lu ñuy defaraat dañ koy for mbala mu jóge ci mbalit. si genre matière récupération yi di leen di neex quoi comme par exemple yi ay canette ay kii yotoosu la ñu récupérer ko ci la ñuy defar moto yi comprendre en même temps canette yi aussi moom la ñuy récupérer tas ko. defar ci car rapide yi. defar objet d'art yi dafa laaj nga bañ a yàkkamti waaye it nga xam bu baax li ngay def bu ñuy for objet yi ba bañ koy liggéeyaat dafa am jaar-jaar bu mu laaj ngir nga mën a liggéey lu ni mel. tàggoo ko copier suñuy modèle bon peinture defar exposé quoi dañ koy liggéey boo xam ne si même xale bu koy fowee du ko dagg du ko def dara quoi. seen liggéey am solo loolu ndax dañu bokk ci luy sàmm alam gi bés bu ne ñu ngi amal ay jéego ngir wàññi pollution bi. buñ ko sànni woon. bon peut-être ñi nekk di bay wala suuf si na ci am problème ba suuf bi ni mu waroon a dundee du ni dundee. ci Somone ndaw yu bëri dañoo dugg ci njaayum objet d'art bërëb bi touriste yi bëri fi tànk ñu bëri ci jaaykat yi le dañuy fexe seen marchandise touriste yi bëgg ko. saag yi dañ koy defaree ak wax ko defaree ak pareo yi tamit yi ñuy jënd pareo ko defaree ak carnaval tissu carnaval ça dépend rek parce que ñun suñu prix amul fixe mën nga ko jaay 10 000 mën nga ko jaay 5 000. waaye jamono ji mën nañ ne tourisme jëriñu leen nam ko doon defee. liggéey bi moom saa fa mu dox ça dépend rek ci saison bi. clients yi ni ñu waroon di ñëwee
dañoo ñëweetul noonu quoi loolu mooy problème parce que en général booy xool saison 3 mois la après 6 mois yi des yëpp wala 8 mois yi da nga koy galère. nii tourisme amul moom client temps yi amul parce que ñoo ngi ci basse saison. artisan yi ak jaaykatu objet d'art yi di tàllal loxo kilifa yi ngir ñu fexe taxawal plan bu am solo ngir yokk limu touristes yi dugg ci biir Sénégal ndax jamono ji jàpp nañ ni ñàkkum kaaraange gi dollu ci dugg Sénégal nu mu seeree nekk na loo xam ni day indi jafe-jafe ci seen liggéey. jaajëf Ndeye Aram Touré ma demoon ca Somone doon seet ña fa nekk ni ay artisan ñeneen a ngi nii di ay artisan ci seen liggéey ndax ñoom ñooy jaay li nga xam mooy yére yi boo demee ci marché yi di ko nag méngale ak jamono fi ñu toll ni sedd bi moo tàmbalee ëpp ci yenn gox ci biir réew mi moo taxit client yi ñu ngi tàmbalee soppi nu su ma def ba xëy na am ay yére yoo xam daal dina baax ci sedd bi ay dembeen ñas def na ci doxantu marché HLM reportage. tàngaay dañuy indi ci tàngaay seddaay ñu indi ci seddaay ndax ay jigéen lañ te ci sànce la ñuy dox jokaan basin bi wàcc na ak kolam 7 mètres lay nekk bii tamit ci sedd la tay baas wala tunique loo ko ñëw rek day dem. fu ñu tudd sedd xel dafay dem ci soppi ni ngay solo fii ci marché HLM clients yi nag duñu am benn yoon jafe-jafe ci gis bi leen gënal ndax Zaka Mazin am na fi ak ay tissu perlé yëpp jóge Dubaï. parce que xam nga ci sedd lan nekk ñu def nii def organza perle yi fin ak genre yi tamit am na genre yi ay perle de culture la jóge ba Dubaï xam nga waaw tendance su hiver bi la daal mooy ak couleur yëpp ci am nag parce que ñun ñu ngi liggéey selon ci hiver ak été. ngir xëcc client yi mënul ñàkk benn yoon ci yile commerçant ñu topp ni jamono bi di soppeekoo. prix yi am na 15000 jëm kaw ça dépend ci nit ki li poosam tollu 10000 7000 ba 150000 ça dépend ci personne rek li mu am rek. njëg yi ñu mënees jàpp ni mën naa arranger kenn ku ci ne commerçant yi lee di xam ne ni yooyu li njëkk mi ngi tàmbalee ci 7000 jàpp 150000. waaw bu lee yi nga xam ne dafa am karo moom yooyu noonu 2500 la bu lee yi nga xam ne indi kes la 2000 la. bu dee bii moom 4 mètres bi ñun ñu ngi koy jaayee 50 000 waaw bu dee 3 mètres bi ñu ngi koy jaayee 40 000 am na ay tissu góor ay super 100 am na yoo am karo am na yoo xam ne amul karo. fii ci marché HLM cuub Zaka Bazin organza ak soie mooy li génn ci sedd bi pour jigéen ñi waaye bu ñu sukkandikoo ci yile commerçant clients yi bëreeguñu bu baax. jaajëf soxna Aïda Mbène Niass ñu dugg ci wàllum tàggat yaram ministre bi ñu dénkee sport di Matar Ba ma nga woon ca pencum ndaw réew ma natal nañ ko budget nag yokkute am na ca toll na ci léegi juróom-benn fukk ak juróom ci ay milliards francs CFA jëmtukaay yu tàggat yaram daañu koy yokk ci biir réew mi ak leneen luy tax ba it lépp luy sport ci biir réew mi ñu gën ko suqali Sambou Biagui ma nga woon tey ca pencum ndaw réew ma reportage. leen jile budget département des léegi dem na ci lu ëpp 15 milliards ci atum 2019 am nag yokkute goo xamante ne ràññee nañ ko ci loolu nag ñi ràññee ne liñ ci jublu nag mooy wéyal liggéey bi ci lii nga xamante ne sumb nañ ko ba noppi. fit mooy yu am solo looloo tax tey résultat yi yëpp ñëpp rafetlu ko li ñu jot a passé ak li ñuy ñëw nii nga xam ne mooy suñu kanam muy JOJ yi muy coupe d'Afrique yi muy coupe du monde yi loolu yëpp honorable député yi kontaan nañ ci kañ nañu ci waaye loolu daf ñuy yokk rek jom daf ñuy yokk fula pour ñu gën a def lu ëpp li nga xamante moom lañ jot a def. député yi assemblée nationale rafetul lool liggéey gi nga xamante ne jamono jile ministre des sports Matar Ba mu ngi koy amal ci département des sports moo tax ñoom ñëpp ñi woote budget googee nga xamante ne dañ ko nattal ci at gile di ñëw. te ku xool budget bi tey ñi ko voté yëpp ñi nga xamante ne duñu sax voté yeneen budget dañu amoon position bu xaw a radical tey wote nañu ko muy maire l'honorable député Woré Sarr muy Yaman Albis muy Fatou Mbaye ñooñu ñëpp honorable député yu bokk ci ku jéggi la te tey dañu décidé ne duñ daan voté waaye dinañ voté budget ministère des sports. lu jëm ci wàllu woowee sax lu toll ci juróom-benn fukki milliards ak juróom teg nañ ko ci table ministère des sports ngir ñetti at yile di ñëw ngir rek mu mën a taxawal fépp ci Sénégal ay jumtuwaay. juróom-benn fukki milliards ak juróom yu ñu war a def ci infrastructure sportive ci ñetti at yi nga xamante ne moom la ñuy dugg kooku nag defe naa ne war naa dalal xelu sportif Sénégal loolu nag ñaax la ni ma ko waxee léegi dinañu continuer liggéey bi jàppale nag yeneen infrastructure yi parce que boo xoolee ñu ngi ci stade yi ñu ngi ci saalu basket yi
waaye boole nañ ci programme bi loo xam ne day jàppale it ñi nga xamante ne arts martiaux yi la ñuy def wala discipline individuelle athlétisme ak yooyu yëpp bu ñu ko ci intégré defe naa ne sportif yëpp ak fu ñu mën a nekk ak programme yi ñu am ci gox yeeg gox-goxaan yi defe naa ne ñëpp dinañu am fu ñu defee seen tàggat yaram. ci kanamu député yi mbirum Aliou Cissé daal dina fa tabbi ba tax na jëwriñ jër wàllu tàggatam nee na li nga xamante ne moom mooy kon salaire Aliou Cissé dinañ ko xoolaat Matar Ba laata muy pare ci kanamu député yi mu daal di rafetlu ndam ga nga xamante ne suñu gaynde jigéen ñi am nañ ko ca kan bu handball bi ñu amal ca Congo te ñu gagné tey jile ki nga xam ne nag moom mooy Cameroun. jaajëf kan boobee sax jëm ci mbirum handball ki jiite fédération bu handball bi Seydou Diouf kàddoom jib na ci wàllu gu ni mel waaye bu lu ñu ci agsi xam ngeen itam Sénégal mi ngi waajal lu jëm ci dalloo ballon d'or africain bi CAF war a amal fii lu ni mel moo tax ministre bi dénkee sport di Matar Ba rafetlu ko loolu jàpp ni moom ndaje mun war a taxaw la ba ku ci ne man caa gis boppam ñu mën koo fexe tamit ba lépp tegu ci yoon wàllum organisation bu rafet Matar Ba dénk na kàddu suñu reporter. Sénégal day dalal lu am solo nga xam ne pays africain yi ci pays francophone yi amu fi woon donc Nigéria rek lañ ko doon defee muy joxe ballon d'or africain président Macky Sall nangu ko jël CAF demandé ko mu jël ko ñu war koo defee ca centre international Abdou Diouf moment bu am solo la nag ci wàllu tàggat yaram ci wàllu diplomatie ci wàllu tourisme ci wàllu économie ñuy ñaan rek ci conférence de presse bi di ñëw ñu war koo def le 8 nga xamante dina des weer ñu déclenché top chrono bi dinañu wax liñ ci war a def yëpp ak programme bi ni muy tëddee waaye li ñuy ñaanal suñu ndaw ñi nga xamante ne nominé nañ leen muy ñoom Sadio Mané ñuy Kalidou ak ñoom Aliou Cissé ak ñeneen ñi ñuy toll na ci juróom suma juumul dañ leen di ñaanal rek ñu jël ndam li ñu nekk les meilleurs ci Afrique loolu dana tax fête bi gën a neex waaye lu mën a am rek mooy Sénégal day organiser loolu pour Afrique pour accompagner la Confédération africaine de football defe naa ne loolu Sénégal yëpp a ko bokk te ñëpp a ko war a ndamoo ñëpp a ko war a gërëme le président Macky Sall. junj naa ko sàng mu soxal li nga xam mooy jongante ci wàllum handball soxal jigéen ñi Sénégal daal di daan sàng Cameroun muy xaar tamit jongante ak ñi nga xam mooy waa Maroc waaye ndam li da ko rafet lool moom mi ngànk fédération handball bu Sénégal di député Seydou Diouf rafet lu gi dénk na ci kàddu Sambou Biaki. sant yàlla ndax xam nga bu fekkee da ngay dem Coupe d'Afrique ne da nga am ay ambition pour qualifier au championnat du monde maanaam bokk ci ñett ñi nga xam ne ñooy jiitu nga commencé compétition bi contre équipe bu mag boo xam ne moom Jeux africains yi gagné woon nañu bi passé moo nekkoon 3e mu def championnat du monde daaw ça veut dire que Cameroun du équipe bu ndaw donc bu la yàlla mayee ndam loo xam ne amul lam-lame parce que début match ba fin match Sénégal moo ko jiitu. mi-temps Sénégal moo jiitoo ñetti poñ ci fin de match bi Sénégal gagné ko juróomi poñ loolu dafay wane ne équipe bi dañ ko préparé en fonction nature compétition bi Cameroun du équipe bu ndaw waaye waajaloon nañ ko et suñu techniciens yi également il faut féliciter l'entraîneur féliciter les joueurs parce que am nañ taxawaay bi ñu doon xaar ci ñoom léegi li ñu leen di wax mooy ñu noppalu parce que ëllëg incha allah dañoo am beneen jongante bu rëy parce que ci poule bi Cameroun ak Tunisie nekk nañ ay adversaires yoo xam ne ay adversaires yu am taxawaay ci handball africain lañ. sélectionneur bi wax nekk na lu am solo xam nga sentiment de revanche mën na nekk bu fekkee ne da nga ko positiver mën na nekk benn sorte d'émulation maanaam day gën a ñaax xale yi ñu gën a ñefe parce que match bi du nekk match bu yomb mais il faudrait pas que li xewoon 2016 ñoom ñu téye ko seen bopp ba bu ñuy jouer contre Tunisie ñu déjouer. loolu bu boobaa du baax donc mais loolu je fais confiance au sélectionneur parce que moom entraîneur bu xarañ la déjà par le discours qu'il a tenu wane na ne moom 2016 fàtte na ko li mu dëgmal mooy Tunisie suba te Tunisie suba nag li ñu ciy génnee il faudra beaucoup d'engagement il faudra beaucoup de sens tactique ba pare mën a respecter consignes yi sélectionneur bi di joxe et je pense que xale yi ni ñu leen préparer ci année bi dina leen permettre par rapport à chaque situation ñu am seen schéma tactique parce que entraîneur bi préparé woon na loolu lépp. lii moo la flaat ci xibaaru marax ci seen télévision di TV gërëm leen ci ànd beeg ñu nag suñuy programme dina amaat xabaar ni si gis incha allah bu 20h jotee ci français ji bi saax jooni moo koy faram fàcce ñaan la ñuy bokk fanaan jàmm suñuy programme illa li xa
Le goji séché, le fruit du bonheur, le plus puissant produit naturel d'anti-vieillissement et d'antioxydants, enfin disponible. Le goji séché, distributeur exclusif, Excaf, Business Trading, rue 14 prolongée, HLM 1 Solida. Le goji séché, le fortifiant naturel qu'il vous faut. xarit ñuy seetaan ñoo ngi leen ñuy jaajëfal ci ànd gi ngeen ànd ak DTV ñi la ñuy dalal jàmm ci seen émission santé mag tey nag ñu fas yéene waxtaane li nga xam ne mooy fibrome ay junni soxna fii ci Sénégal daanaka dañuy am feebar bi at bu nekk ñu ci bëri dañuy dem ci kër docteur yi nag ci stade boo xam ne ni avancé na loolu ñu ci bëri tamit ñoom xamuñu daanaka ndax dañ koo am wala déet te dinañ dund ak feebar bi ay at ci at. ah dama koy dégg rek laa ci am de xam naa ne moom feebar bi day dal ci nakk dañuy naan dafay yëngatu comme doom day mel ni doom mooy yëngatu sa biir sa nakk bi man moom dinaay dem ni des fois gynécologue waaw dinaay dem ci gynécologue amaguma problème yooyu yu mel noonu moom waaw xam naa ko ci kaw man musuma dal mais xam naa ni mu daloon na sama doom tam encore non man musuma koy def moom vraiment musuma cee jaar moo tax bi mu dalee sama doom sax def ni xaw a bett parce que fooguma ko ci woon ci moom ak âge bi mu am daal parce que man ku mës a daal ci ñi ma xam jéeg nga daan door moom amagul dëkk jànk la man mu jël naa ci leçon trop ci sama doom bi parce que daf ko daan metti mais musuma xalaat loolu ci jànk mais après ci laa xamee ni day dal jànk même bu di fibrome sax nga dem di xool sa bopp d'abord loola dal rek pour xam dama ci daal di commencé daal di yeewu mais sama doom bi léegi nag def na opération moom ci kàttanu yàlla daal ndax dëgg yàlla ba yàlla muccal na ko. jot nañ nag gisante ak benn soxna boo xam ne dafa amoon li nga xam ne mooy fibrome jot na suivre traitement bi faj na ko moom nag dem nañ seeti ko ngir mu wax ñu naka la dundee feebar bi traitement bi nu mu demee ñaata at la def ci moom ak tey wér gu yaramam fu mu toll ñu topp ko te ñëwaat. depuis daaw laa ko opéré metti vraiment metti daal la def dund bi metti na faju bi metti na